jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës Abdou Faty ma ngay teg nag baaraamuk tuuma ministère bi gàlloog wàllug njàng mi ndax jàpp na ni lu bari lu xew ci yenn ci daara yi mooma ndax sàmmante wuñu rek ak protocole bi ñu tëral ci wàllug kon wér-gu-yaram mu mel ni ubbi tey jàng tey ak lajj nag am na ci lu soxal ci wàllug njàng mi ba tey dinañ ci des di wax ndax gis nañu ne nag jël nañu matuwaay ba nga xamante ne ni jàngoro yu mbas mi dinañ fexe ba du dugg ci biir daara yi ñi ko xamle nag di acteurs yi yëngu ci wàllug éducation waaye tamit li ñu wax mooy nañu fexe nag ba bépp daara daal ab ndongo di takk masque li nga xamante ne moom mooy dandante bi nag ña nga cay am xel ñaar docteur Abdoulaye Bousso di ngeen ko gis ci biir xibaar yi njàng mi ba tey commune bu Ngor nag ma ngay def kéemtalaay kàttanam ngir rek gën a yaatal daara ya am na nag ab école bu yees bu nu ubbi muy nag ñetteelu école primaire foofee ca commune bu Ngor luy tollook ñeenti téeméer cay ndongo dana ca nekk beneen ponk ci biir xibaar yi muy doomi Sénégal yoo xamante ne nag dana doon wut tukki gannaaw bi nag ñu delloosi leen ci réew mi mat nañu téeméer ak juróom fukk yoo xamante ne nii ci roplaan la ñu leen jaarale juróom-benn fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru octobre ca la ñu namoon génn réew mi Maroc ak Espagne la ñu leen jëlee dinañ wax it ci wàllug mbay meeg jafe-jafe yi nga xamante ne nee nañ am na ci wàllug ceeb bi moo waral nag ci dexu Sénégal bi boo xoolee am na ay dëkk yu doon manifester mat nañu fukk yoo xamante ne nee nañ nag ay xeet yi daal njéeréer ak i xeeti gunóor yoo xamante ne xamuñu lu mu doon ak picc yoo xamante ne nii yàq na lu baree bari ci seeni tool mbokk yi ponk yaa ngi nii bu jeexee nag daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay laata ñuy tàggatoo. dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dañu koy tàmbali ak kàddu yu tukkee ci Abdou Faty mi teg baaraam tuuma rek ministère bi gàlloog wàllug njàng mi ndax dafa jàpp ni lu bari lu xew ci yenn ci daara yi nag mooma ndax sàmmante wuñu ak tëralin yi ci wàllug wér-gu-yaram mu mel ni concept boobu ñuy wax ubbi tey jàng tey ak nag laj ji am na ca ba tax na ma ngay sàkku rek ci wayjur yi ñu def seen kéemtalaay kàttan utal keneen koo xamante ni bu weesoo daara yi dana mën rek di nafaral seeni gone bu mu nee nekk sax ci kër yee mooy gën ngir nag ñu mën a dabu ji yu baree bari moom nag tey moo nekkoon ganuk info matin ñu teewlu ko ak Chérif Dia. woon gouvernement bi ci rencontre ñu amoon nañu gouvernement bi teg leen protocole sanitaire ak protocole pédagogique bu taxaw boo xam ne dina permettre suñu commencé rek élèves yi mun a jàngi wante tey école yu bari amul masque amul lave-eau amul gel école yu bari amul sax ndox école yu bari amul gaanuwaay donc gis nga geste barrière yëpp c'est pas rempli moo tax école yu bari du ñu jàngale ça c'est sûr et certain maintenant dañ ko naxaate bi mooy continuer waat rek wane ñaar ñetti école ne waaw tout se passe bien ñëpp jàngale nañu donc vraiment na nguur gi gën a góorgóorlu par rapport à ça ñu dépassé ko parce que 21e siècle la ñu nekk te ni nga ko waxee woon sànq également élèves yi accusé nañu retard bu baree ñun nag benn weer la ñu am ci protocole pédagogique bi benn weer la ñu am pour def ay remédiation ñuy ñaan tamit parents d'élèves yi ñu gën a accompagner xale yi parce que école mënul def yëpp di ñox gouvernement bi tamit na jël courage am à 2 mai réformer programme yi pour ñu gën ko alléger ubbi tey jàng tey xam nga mbébét la woon waa COSYDEP bañ koy def ñëpp rafetlu ko ni fii ñetti at dañu atteindre objectif bi mais le constat est là ubbi tey jàng tey pour quelques écoles la fii en ville rek mais écoles yi nekk ci àll bi écoles yi nekk ci banlieue bi kenn jëlul ay matukaay yoo xam dinañu permettre ñu def ubbi tey jàng tey c'est dommage. mangook lu soxal matuwaay yooyu ci wàllug wér-gu-yaram ñenn ci acteurs yi yëngu ci wàllu njàng mi ñi ngi dalal xel yi ne dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba mbas mi nag du dugg ci biir daara yi waaye nag lu soxal dandante boobu ñuy wax nag loolee boo mayul dana jafe bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso Mohamed Samb li nañ ci àndal ak Ababacar Camara. ngir ñu bëri ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu wér-gu-yaram ba tey menace bi mu ngi fii maanaam feebar bi jugagu fii naam sax fan yi wàññeeku na bu baax ci réew mi ngir nag ubbite l'école yi nga xamante ni dinañ ko amal tey jii ñu bëri li ñu jàpp sax moo di rek war nañu dem ci daara yi waaye ku si nekk booy ñëw nga takkaale sa masque lii nag mooy li ci gën a am solo. école élémentaire mooy xale yu def CI ba CM2 ñoo ñëpp dañu war a sol masque enseignants yi aussi dañu war a sol masque.
xale yu nekk ci collège yi ak yu lycée yi war nañ sol masque loolu c'est important beneen matuwaay bi aussi mooy préscolaire yi jardin d'enfants yi xam nga foofu ñooñu malheureusement ñëwuñu woon ci école yi donc ñoom tamit dañuy dellu ci classe yi mais foofu xale yi duñu sol masque. beneen matuwaay boo xamante ne si dina mun a tax nga mucc ci feebar bi moo di rek nga jël sa distance maanaam xaw a soriantoo tuuti waaye nag ak lim bi nga xamante ne si toll na ci 3 millions ci ay élèves yoo xamante ne si dinañ nekk ci daara yi boobule matuwaay nag di maanaam soriantoo gi daanaka sax ngir mu am lu jafe la. xam nga xale yi bu ñu dajaloo rek dina un peu difficile ngeen mën leen contrôler mais il faudra que aussi ñu gérer ko au niveau des classes ba nga xam ne classes yi du ñu surchargé mën ko aérer et puis que ñu mën a respecter mesures d'hygiène yi surtout. foog ñu bàyyiwaat xel ni que feebar bi jeexagul feebar baa ngi ci dëkk bi fi mu nekk nii c'est vrai que ñu ngi sant yàlla mi ngi wàññeeku bu baax mais war nañu continuer toujours di ko respecter. Covid 19 bi rawatina li nga xamante ni moo di état d'urgence bi ñoom nag soppi nañ lu bëri ci wàllu école bi ak ay vacances yoo xamante ni si dañu ko forcé woon élèves yi ba tax na ñu bëri si ñoom sax ci ndongo yi delluwaatuñu si daara yi gannaaw ba ñu tëjee l'école yi ba noppi. am na xale yu bëri bu ñu leen gënul ñaax vraiment duñu mën a reprendre classe yi parce que xale bu toogee 7 mois pour jóg sax yeewu 8 heures wala kii dina xaw a metti loolu nag ñaan na aussi parents yi ñu gën ci góorgóorlu. at boo xamante ni si njàng mi nag dina am ci jamono boo xamante ni si wuute nag yu bëri loole nag la ñu nemmeeku ci ubbiteeg l'école bi ñi nga xamante ni nag ñooy yëngatu ci wàllum njàng beeg njàngale mi li ñu xamle moo di ñoom bu ñu sañoon année scolaire bi dina am waaye kenn du ci amee feebar bi di Covid 19. ca commune bu Ngor la ñu jëm ak maire ba fa jël nag matuwaay bu am solo fexe rek daal kon ba gën a yaatal njàng ma rawatina ak wàllug primaire ba am na ci nag benn daara bu yees boo xamante ni ubbi nañu ko muy ñetteelu rek école primaire ca commune bu Ngor dina jël nag lu toll ci 4 téeméer ci ndongo waaye tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa ya ñoom dem nañu rek nemmeeku ji waaye tamit fexe nañu ba lépp loo xamante ni moom mooy wàllug li nii ci wér-gu-yaram ñu jëm koo sàmmanteeg di saprera nekk ab doléance bu yàgg bu population bu Ngor ñetteelu école primaire bu commune bi nga xam ne at mu nekk day màgg école franco arabe ba Mame Abdou Samb ubbi ay buntam ci année scolaire 2020-2021. nombre de classes yi dafa ëpp sax dafa jéggi doyo parce que fii 8 classes moo fi nekk bu ñu ne 8 classes classe bu nekk di def 50 multiplier ça fait 400 élèves waroon na fi mën a xëy tey mais doxaloo ñu noonu. dañu bëgg en accord avec l'IEF ñu defar ko na nga xam ne rek moo gën a baax pour ñun te muy gën a baax pour askan wi ñu ubbi rek ñaari classe yu 50 ya nga xam ne CI lay commencé ñoom bu ñu yéegee CP ñu jàmpale waa ñeneen CI peut-être sax ñu def ci la petite enfance. école bi am potentiel d'accueil bu 400 élèves waaye ci rentrée de classe bi 2020-2021 li gën a intéressé autorités yi mooy fexe ba xale yu mucc ci coronavirus bi jaaree ko nag ci li nga xam ne mooy protocole sanitaire bi ñu respecté ko ni mu waree. mesures barrières gis nga baag yaa nga ne les lave-mains ñoo ngi noonu ci biti xale yi fi ñëwoon ñëpp xale bu ci nekk andi yaa ngi sa masque boole ñun la ñuy joxe saabu yeeg eau de javel yeeg yooyu yëpp maire bi dafa fee sax produit pour école yi waaw jox nañu leen ku ci nekk saak kaye ñëpp école yu Ngor yëpp. Ngor di commune boo xam ne at mu ne day gën màgg ñu xayma ko ren ci 20 000 habitants dafa soxla woon élargir li ñuy wax carte scolaire am école bi nga xam ne école franco-arabe Mame Abdou Samb objectif am mooy fii ak ay at yu néew mu nekk collège d'enseignement moyen. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di sa prera ca diwaanu Ziguinchor la ñu jëm wax ba tey it ci wàllug njàng mi ak dandante googu nag ñuy wax ngir mën a rek mucc ci mbas mi loole nag ñu ne jafe na lool booy xool ca diwaanu Ziguinchor waaye nag leneen la nga xamante ne daal na xel rek mooy daara ya fexe nañu rek kon ba ndongo ya mën di toog nag ñaar ci banc loolee la ñu wax ñu ngi ko xamle nag ci ab CRD boo xamante ne amaloon nañ ko foofee ñu teewlu IA bu Ziguinchor Cheikh Faye la ñu koy wax ci micro Boubacar Diassi. naam mais nag distanciation moom gis nañ ne ci transport yeeg ci marché yeeg fépp vraiment waxatuñu problème distanciation parce que li ma bëgg a wax mu leer moo di ne benn élève par table moom mënul nekk suñ ko defee benn école du fonctionner mais nag yaakaar naa ne ñaari élève ci table suñ jëlee yenn matuwaay yi war nañ mun a jàng ci anam yoo xamante nañ respecter sécurité li ñuy wax daal mooy bañ yenn jaxasoo yi ak lëngoo yi mais ci table yaakaar nañ ne ñaari élèves war nañ mun a toog su ko defee vraiment école yi dinañ mun a fonctionner malgré lim ndongo yi nga xam ne yokku nañ bu baax ren. dañuy sant yàlla bi nga xamante ne ci mouvement yi nga xamante ne dañ daan gis ay départ yu bari ren amul ay départ yu bari ñi ñëw sax ñoo ëpp
ñi dem mais itam yaakaar nañ ne ministère de l'éducation nationale danañ ñu jox nombre bu takku ci ay jàngalekat parce que région Ziguinchor nag région bu 10 la maanaam en terme de nombre ginnaaw Thiès moom mooy deuxième académie ci Sénégal ci consistance bi yaakaar nañ ne danañ ñu jox ci sortant école de formation d'enseignants yi lim bu takku. ma ngoog fii moom ci banlieue bu Ndakaaru waa service d'hygiène nag fexe nañu daal ba mbooleem daara bu fa nekk nag ñu daal di koy nag kon fexe ba mu set wecci puudar nañu ko ngir rek mën faa génne bépp xeet loo xamante ni mën naa doon doomu jàngoro di taxawaalu bu weesoo tamit gis nañu ne lycée bu Mbaaw service d'hygiène matuwaay bu ni mel la fa jël tey sàkku rek ci ndonge nag ñu fas yéene ñoom it sàmmonte tëralin yi Habib Faye la ñuy fekk ji foofu mu àndoon ceeg Modou Diop. service national d'hygiène jël ay matuwaayam dugg ci l'école yi désinfecté ko ca diwaanu Mbaaw ñoom école yi yeesalaat nañu ko bu baax ngir ndaw ñi tey jii ñu mën a dugg ci biir classe yi. pour désinfecter maanaam fexe ba xeex ak doomu jàngoro yi parce que ñun ñëpp xam nañ que ren li gën a marqué dëkk bi mooy Covid 19 bi. ñu tëj école yi bi ñu ko tëjee bi ñu waree reprendre. classe d'examen yi ñun service d'hygiène jaaroon na pomper classe yëpp mais ren nag comme école yëpp dañuy ubbiwaat ñu leen il faut que ñu ñëwaat dolliwaat désinfecté waat classe yëpp pour que xale yi ñu mën a ñëw jàng ci jàmm. gannaaw loolee itam beneen ci activité def nañu ko dindi lépp la nga xam ne ñax la ak it garab yu ndaw yi nekk ci biir école bi waaye ngàcc école bu taaw yi. désherbé nañ ko dindi na ndox mi def nañ lépp donc moo tax. ñun aussi ñu war a ñëw désinsectiser rey doomu jàngoro mais rey genre lépp loo xam ne day andi jàngoro boo xam ne mën na sonal suñu doom yi. ba léegi service d'hygiène ñoom seen xel ma nga ca mbas ma ba léegi ndax ña ngi defit la ñu mën ngir gën a aar ñi nga xam ne ñoo dégg ndaw ñi. def nañ ko si sensibiliser nañ nit ñi nit takk nañu masque ñun service d'hygiène opération yi ñu waroon def yëpp def nañ ko donc effort yooyu moo tax vraiment. bokk na si li tax ëpp Covid bi commencé wàcc mais nag bu ñu bàyyeeku. gannaaw Thiaroye-sur-Mer Diacksao ak Diamaguène service national d'hygiène ñoom dugg ci diwaanu Mbaaw désinfecté li nga xam ne moo di école bi ñoom ba léegi it ne duñu génnee seeni loxo ngir di gën a bàyyi xel lii di coronavirus gi. Ñaaning Tukulóor la ñu jëm ma nga féetee ca boor yi Sénégal oriental foofee nag conseil municipal ba moo jënd rek ay table banc ngir dimbalee ko daara ya lu toll ci téeméer ak juróom fukk am na ci yu bare yoo xamante ne tamit jotoon naa yàqu ba ñu defar ko loolee nag dal xel ci wàllug njàngale ma waaye li nga xamante ne moo fay jiixi jaaxa mooy ñàkkub jàngalekat boo xamante ne nemmeeku nañu ko lool tey kuréel ga ëmb directeur yu Diamaguène Sine ña nga cay wooteek wàllu Moussa Oumar Gueye. ay mbaar muy abri provisoire ak école boo xam ne daara bu diggu doomu la fekk tabax ba yeggagul Ñaani Tukulóor nekk ci arrondissement bu Maka Koulibantang ci frontière bu Gambie nekk na benn dëkk boo xam ni ñu ngi jéem ngir nag lépp lu jëm ci wàllu ubbi tey jàng tey ñu daal di koy matal. def jënd nañu téeméer ak juróom fukk table banc bu bees réparé nañu lu jege ñaari téeméer table banc bi nga xam yàqu woon nañ lépp li nga xam moo waroon tax commune bi mun a dem. dafa tardé ci côté Ñaani Tukulóor gis nga commune bi yëpp amul benn marché li ko waral nag ñàkk a yoon bi sakete ñun ay jur lañu yor si noor bi ñëwee jur yi day yàq école yi balaa ñu am ñeenti weer ci noor bi day fekkee école yi yëpp yàqu na il faut ñu ñaan ministre éducation ñu gëstuñu ñu jàppale ñu pour suñu collège bi bari di ñu jëfandikoo ordinateur ak yu mel noonu il faut ñu ñaanaat ñu jàppale ñu am courant commune bi amul benn dëkk bi nga xam am na courant tey sax lépp li ngay jëfande photocopie ak yooyu il faut nga jéggaane dem ci yeneen commune loolu dafa xaw a métti ci ñun. kii di Modou Diouf nekk ki nga xam ne moom moo jiite kuréel bi lëkkale directeur d'école yi xam ne ni ren jii nag ci ubbite bi am na juróom-benn jàngalekat yoo xam ne jot nañu dem fekk daaw dañu amoon lu toll ci juróom-ñeenti jàngalekat yu manqué ci jamono jii mu daal di nag jàmp ñu wutal leen lu toll ci fukk ak ñeenti jàngalekat.
mënuñoo wax rek ci njàng mi te duñu wax nag ci matériel scolaire bi moo xam rek kaye yeeg téere yi naka la tëddee fële ca marché Tilène def nañu fa seetlu boo fa yeggee nag da nga gis téere yi ñu daal di koy rek lal ci ay taabal di jaay mu doon loo xamante ne nee nañ cher na ci bu ñu sukkandikoo rek ci waajuru ndongo yi fay ñëw ndax téere yi cher na lool jaaykat ya leneen la ñu wax ndax nee nañ mbas mi nag lépp moo ko indi kon nañu nangu jafe-jafe yooyu waaye ñoom lu mu ci mën a doon ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir waajur yi tamit mën a jotee rek ci boobépp matériel. Fatima Touré àndoon ceeg Younous Diatta. diggalu li nga xam ne moo di trottoir yi livre cahier ak yeneen i accessoires ñu daal di koy jàll ci table gi fii ci marché Tilène ubbite école bi nag ñu koy waajal bu baax bu ñu sukkandikoo rek ci kàddu ñi nga xam ni ñoom ñooy jaaykat yi ñoom nag teg nañu seen marchandise di xaarandi client yi. cahier mi ngi commencé si 200 francs jusqu'à 300 francs ça dépasse cahier yi nga bëgg dañuy essence képp koo xamante ni yaa ngi yoroon classe 5e nga bëgg bu 4e soo ko indee incha allahu dinañ la ko essentiel. client ñoo ngi ñëw mais nang rek xam nga dëkk bi moo xawut a neex duñ fay prix yenn prix yi. boo mosaa xëy li ngay jaay léegi mën nga am ñaari fan doo jaay tool li nga daal jaay ci benn jour bi bu dee ay saak am na saak yoo xam ne boo amee 7000 da nga koy am na yoo xam ne boo amee 10 000 da nga koy am na yoo xam ne yi même ba 3000. jaay bi dina doon loo xam ni dina métti loolu ci ñoom ndaxte mbas bi dafa rek daat leen di laal bu baax ba nga xam ni lii di accessibilité matériel bi dafa doonoon li nga xam ni dafa jafe. mooy lépp a yokk ndax kat ni nga ko doon jëlee fa nga ko doon jëlee benn dafa am mbas fi ngay nekk am mbas. ndax liggéey ñi ko xam ne dañu daan tukki di andi bagage yi am na coo xam ne ñii dematuñu dañuy yóbbante buñ dikkee bagage itam comme ni muy dikkee. dina cher trop ba nga xam ne boo ko jëndee itam njaay mi nu war a demee du demee ndax nit ñi amuñu xaalis. client yi ñoom jàpp ni rek matériel yi dañoo cher même bu fekkee sax ñeneen ñi ñoom leneen la ñu jàpp. damay échanger livre bi comme moom da doon def daaw 3e dama ñëw pour échanger livre yi seconde ak ki doon def première ki seconde tamit échanger ko livre pour loolu pour première bi. xaw na métti mais sant yàlla mais ñoom heureusement ñëw tenue la ñuy sol ñoom dañ leen exiger pour ñu ouverture tenue. loolu moo tax sonn ñu xanaa peut-être jënd saak yi ak yooyu rek. marché bi lépp cher kay yu yombul livre yu yombul ba pare boole ci frais yi daal bëri na métti na xale bu ci nekk rek li ngay frais dina ëpp 100000 jëm kaw soo yoree ñett ba ñeent sama classe gi day métti. ubbite école 2020-2021 ñëw ci contexte boo xam ne nag am na crise économique maanaam mbas bi laal na bu baax li nga xam ni moo di koom bi ak lu mu ci munti doon njaboot gi jaral na leen ñu daal di def ay sacrifice bu ko defee rek ñu mën a dellu ci classe yi lee. ñu koy jaajëfal Fatima Touré ñu wax rek ci mbas meek tolluwaay bi ci bisub alxamis ji juróom-ñeenti cas nag la ñu wàññi ci juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñetti test yoo xamante ne def nañu ko juróom-ñett yi bokk ci wàllante googu ñu xamul kenn ab jege la tey nag amul kenn ku wér ci aji tawat gi fanweer ak benn nag la ñu nekk di faj jamono ji Sénégal ba yi fi tàmbale ba tey wàññi nañu fukki cas ak fukki junni ak juróom ci cas yu toftal juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeent fukki junni ak juróom yu teg ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn yoo xamante ne wér nañu ñi jot a faatu nag toll nañu ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn niñ ko waxee woon rek ci ponk yi di doomi Sénégal yoo xamante ne nag dañoo bëggoon a dem bitim réew naam sax jotoon nañu jël gaalu Locey ba yegg Espagne ñi Maroc waaye mujj nañu leen wàññi téeméer lañu ak juróom fukk yoo xamante ni indi nañu leen ci roplaan juróom benn fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru octobre la ñu fi bàyyeekoo woon dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo. Sénégalais ont été rapatriés ce mercredi. Ces candidats à l'immigration clandestine proviennent d'Espagne et du Maroc. Arrivés à bord d'un vol spécial à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, l'un d'eux se désole de leur rapatriement et demande l'assistance des autorités sénégalaises.
ngook ñuy jéggulu rek loolee ci nasaraan la du ñàkk ngeen gis ko ci xibaaru ngoon yi ñu daal di des ba tey nag ci wàllu woowu muy tukki nga xamante ne ni lewul ñu koy def rek ci anam yu doy waar ñu bari di ci ñàkk seen bakkan tey fédération bi ëmb mbootaayu sénégalais de l'extérieur ak de retour FASER la ñu ko duppee ñoom nag ñooy naqarlu ndaw ñi faatu ñu jàpp nag ni bu ñu ca jëloon daal matuwaay bu tax ñuy wax xëy na tey li yépp du am fi mu ne nii nag lu ñu bëgg jamono ji temb rek mooy nañu ci taxaw na mu gën a gaawee dañ ci ànd ak Thierno Fall. FASER di fédération bu lëkkale ay association doomu Sénégal yu nekk bitim réew ak ñoo xam ni sax dañoo ñibbisi moom nag dafa bokk ci li ko tax a jóg xeex lii di immigration irrégulière moo tax ba kuréel gi di mettitlu li xew jamono yi muy mbëkk mi nga xamee ni si ndaw ñu bëri faatu nañ ci. mooy phénomène bi nga xam ne actuellement moom moo am xale yi dem si géej gi di rey seen bopp te loolu yaakaar naa ne ñun situation boobu d'abord daf ñu interpeller muy état muy jeunes yi muy famille yi. muy société civile bi acteurs yëpp dañu war a jóg taxaw ñu jéem a xool mbir moomu nan lañ koy indilee solution. FASER di ñaax ndaw ñi di leen xamal ni bëgg a tukki jarul jël yoonu géej yi nga xamee ni si jàpp nañ ni xaru la. xaru nag man mënuma ko amal prétexte ak lu réew mi tar te ñu ngi fekk ay gan ay millions yoo xam ne ku si nekk yaa ngi liggéey di tedd ñii am fi ay kër ñii am fi ay magasin yu mag kon yaakaar naa ne jeune bi fi dëkk. bu dee xeebul yàkkamtiwul te am na patriotisme yaakaar naa dara du ko jaral muy jaar ci géej gi pour di rey boppam. leneen lu tax a jóg fédération bi moo di gunge émigré yi nga xamee ni si ñibbisi nañ ngir ñu mën a taxawal seen ay projet waaye lu ni mel nag ñoom xamle nañ ni faaw rek état dugal ci loxoom. dañoo demoon pour wuti ba ñu wutee tim xëy na am na lu ñu andi. waaye bu dul loolu tim andi nañ expérience boo xam ne nii bu ñu ko exploité fii ci sunu réew xale yi bu ñu toppee sunu expérience boobu dana jàll. état bi moo ko mën a yombal ndax foofu tim la ma fiy dolli parce que ñun am na ci ñoo émigré yu ñëw ak seen projet topp nañ projet bi ba sonn mënuñu cee jot. boo demee aux États-Unis mbay ma ak càmm ga moom lañ dooleel en Italie boo demee mbay ma ak càmm ga la ñu booleel partout dans le monde man loolu laa gis. bureau national bu FASER teewoon fii ci diwaanu Louga ngir samp fi ab antenne régionale bu nga xamee ni si moom la ñu dénk mbooleem liggéey yu soxal émigré yi bokk ci kuréel gi te nekk fii ci diwaan gi. mangook émigré yooyu ñu ca bari bu ñuy dem wax nañu ko rek gaal yi dañuy faral di àbb gaal yooyu nag jàppale ni lu toll ci juróom-ñaar daanaka teg nañu leen loxo rek fële ca diwaanu Ndar ñi leen jàpp nag di marine mauritanienne gaal yooyu sax may fàttali di jéggalu gaal la yoo xamante ne ca Ndar la nu fekk baax waaye dañu leen a jàpp marine bu Mauritanie moo leen teg loxo ci ay bis yi association bi ëmb nag petite pirogue foofee ca Ndar ma nga cey wooteek wallu ndax nee nañ bu ñu xoolee sax fa ñu leen jàppee dafa féetee ak ay waaxi Sénégal kon loolu jaaduwul woon ñu koy def. Arona Maleni Gaye moom moo jiite mbootaay petite pirogue bu Saint-Louis ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. fan yi passé bërki démb Ndiaye maragul sax 4 jours marine bi nga xamante ne moo nekk Nouakchott dafa ñëw fii à Saint-Louis ñëw ba si dëkk bi ramassé fi lu tolloog 7 gaal yoo xamante ne dañu bokk suñu association jël leen yóbbu leen à Nouakchott te ñun yëgunu tinunu kon lii yëpp day wane ni ñun suñu géej gi dañ ko gardewul ba léegi ndax jàpp naa ne frontière bi booba léegi noo ngi jooy nu nu fi tegale marine ndax nu ñuy surveiller suñu gaal yi. loolu bu weesoo noo ngi wax di lancer appel président Macky Sall réew mi yëngatu na si mbirum clandestin réew mi yëngatu na si mbirum saxaar yi nga xamante ni ñoom nañu wax ne moom lañ jaay géej gi kon bu ñu demee ba jaay géej gi léegi dañuy ñëw ba suñu biir kër yi di foqar ci parce que marine Mauritanie bu ñëwee ba si biir dëkk bi tolloog bël bi mën fa jàpp 7 gaal kon loolu suñu fautif la ñun sénégalais yi. ndax ñun fi ñu toll nii noo ngi souffrir parce que bu ngeen waxee ni instant bi xale yi nan toog si dëkk bi bu ñu demee ba gis ay jafe-jafe di gën a am si napp gi léegi day gën a yokk xale yi seen xel gën a dem si Espagne mais. mangook ñu daldi rek kon des foofu ci bëj gànnaaru réew mi ci dexub Sénégal bi am na ay jafe-jafe yu fa am rawatina ak yenn ci dëkk yi nga xamante ni ñu nga féete foofee fukk ca ñoom nag ñi ngi doon manifester di wane seenub naqar li ko waral bokk na ci seeni tool yoo xamante ne ëpp na ay hectares di dem tey yàqu na ndax rek ay xeeti gunóor yoo xamante ne nii ñoo fa dugg am na ci yoo xamante ni ay picc la yu yàq rek seenub mbay rawatina ak mbayum ceeb moomu ña nga cey
wooteeg wàllu producteur yooyu nag lu soxal wàllu ko bor bi nga xamante ne amee nañu ko ñi ngi ñaan nguur gi nag mu baal leen ko wàllum ndàmpaay it ñu dimbali leen ci bu baax a baax dañu ci ànd ak Ousseynou Diop. bu fleuve Sénégal picc yi janax yi ñu ngi sonal askan wi te boobu ba léegi ñoom ñi nga xamante ñooy baykat yi nee nañu gisuñu kenn te kon kilifa yi dañ leen war a gestu ndaxte jafe-jafe yi gën na tar ci xën na moom askan wi nii la ñu génne ci mbedd mi wane seen i naqaar. tolof tolof amatul lu ñu dunde suñu jigéen ñi nekk ci gewe gi di dem ñun ñu nekk ci di souffrir guddi li ñu leen doon won benn cuvette la bu nga xam ne bay dundal lañ ko tuddee borom kër gu nekk doo fa am lu 0,25 mètres ñu defar ko ba toll ci moment bii muy ñor maturité bi gunóor yi commencé ko lekk jinax yi commencé ko lekk ñu koy jooytu gisuñu kenn ku ñu ko fajal yii mooy suñuy mettit. beneen dëkk di Kasak Nord ñoom la ñu dund jamono jile nee na ñu mënatuñ ko dund tax ñu wàcc ci mbedd mii nii nguur gi da leen war a gën a jàppale ndaxte seen bor yi nga xamante ne leboon nañ ko ci banque yi boobu moytul daan leen yóbbu ca tribunal ya. moom ñaar moo si am nañu baal dette bi ba pare ñu indemniser baykat yi parce que soo baalee dette indemniser woo bëri na mooy boo fayul sa bor munoo dem beneen campagne parce que ñu fi nekk ñëpp dañoo leb ay banque leb ay petites et moyennes entreprises yoo xamante ni bu déwénee duñu mën a fay seen bor. askanu Xën ak Kasak nee nañu nag léegi techniciens yi ñoo war a ñëw ngir janax yi lekk seen i tool yi ak picc yi ñu xool yeen pexe lañ ci war a gën a indi waaye tamit yëkkati nañu kàddu jëmale ko ci nguur gi. loolu mooy suñu jooytu noo ngi kiy jooy président man dama bëgg léegi président li ko waa kaw la waxoon laa nga baal nu àq ñëw dimbali nu jël suñu bay mi su fekkee duñ la tooñ ma daal seen njëriñ nañ ñëw xool situation bi lii dafa nekkoon loo xamante ni en l'espace de 2 jours waroon nañ ko mën a régler Sénégal war na mën a weesu foofu am nañ ay nit ñu xarañ am nañ. jamono ji nag xeex bi benn la ci vallée bu fleuve Sénégal picc yi gunóor yi ak lii di janax yi ñoo leen gën a sonal ay junni hectare nag yàqu na ci diwaan bu ni mel. jërëjëf Ousseynou Diop ñu wax ci wàllu politique maître Moussa Diop nag moom fësal na ni rek kon génn na ci Benno Bokk Yaakaar ndax nee na bëggul a xatal kenn loolee di kàddoom mu nekk loo xamante ne nag da koo dëggal te muy lu leer nee na moom mi nga xamante ne moo nekkoon directeur bu Dakar Dem Dikk dana ko nee na fësal ci bataaxal boo xamante ne dana ko jébbal ña ko war a jot lu rek Benno Bokk Yaakaar la génn na tamit ci coalition Macky 2012 ñu teewlu ko ci janoom ak Pape Ngagne Ndiaye ci Faram Facce. Aujourd'hui officiellement du titre de coordinateur de Macky 2012. Demain je daañu ko entériné inchallah rabbi. Deuxième chose, je démissionne de la coalition Macky 2012 qui est la coalition mère bu yóbbu Macky Sall ba coalition boo xam ne mi ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar parce que booy gêné ñenn ñi te yàlla xam na ni ay xarit lañu. continue vous comprenez ay xarit lañu xam nga y a pas d'animosité entre nous doo dégg sax coow ci affaire boobu. génn nga ci Benno Bokk Yaakaar. donc nekkatuloo un allié du président Macky Sall nekkatuloo un allié du président Macky Sall. mën nga ko jëlee noonu oui tout à fait je confirme. yegsi nañ ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ubbi teg l'école tey gi daanaka yéene kay boo xëy xool fekk ko fa muy tege journal L'As xëy te xibaar bi ci xët bu njëkk ba di ñu xamal ne lu mat 4 millions yi gone la ñuy séntu ñu war a dellu ci njàng mi di ko amal nag ci jamono joo xam ne ñoo ngi dund ba léegi ci réew mi woppi coronavirus yi Cheikh Mbaw njiital ko si deb di wax ci biir journal L'As ne kay ne li ñu dund bi gone yi def examen baccalauréat bu ñu ci defee jàngat bi war danañu mën a ubbi école bi ci jàmm ak salaam Abdoulaye Fane faylu ko ci journal bi moom mi jiite UNAPES Union nationale des parents d'élèves étudiants du Sénégal mi nga xam ne li ñu ñaan kilifa yi moo di fa ñu tegoon seen tànk ci matuwaay ngir fagaru ci woppi coronavirus gi bu ñu ko teggi waa ministère éducation nationale ci kàddu Mouhamadou Moustapha Diagne mi amee seen communication mi ngi dalal xel yi ci yéenekaay bi nee na xel yi dal ndax élèves yi ci école yi sax la ñuy gën a nekkee ci sécurité Sud Quotidien bind ne ubbiteg école ren gi naru ta yomb 4 millions yi élèves ci réew mi yëpp ak juróom-ñeenti junniy jàngalekat ak juróom-ñaar ñoo war a jëlaat yooni école yi ginnaaw juróom-ñaari weer yu ñu vacances di ay vacances forcées yoo xam ne mbas mi ko waraloon jugee gu fi ba léegi wax nañu ne danañu fexe ba élèves yi duñu tàncaloo ci biir classe yi waaye loolee journal Sud Quotidien gis na ne du yomb ndax ci réew mi bari na fi école yoo xam ne seeni bang matul boole cekkit parents yu bari ñoo ngi ci fantasiro gu rëy seen digg ak école privée yi leen bëgg a fayloo ñetti weer anki dina kay moom it bokk ci yéen kay xëy bokk seen obstacle di dem école ab dossier di gëstu bu yaatu la xëy def ci biteg école gi ci jamonoy coronavirus bi donte nee nañu état bi teg nay matuwaayam ngir aar gone yi ci mbas mi waaye mbirum distanciation sociale gi mu di dandante gi war a am ci élèves yi ci biir classe yi moo nar a xajamel mbir mi di ubbiteg école gi Walfadjri nee nañu naruta yombit ca banlieue bu Ndakaaru ndax foofee école yi fa nekk yu bari pareeguñ li koy firndeel
Témoin yéenekaay bi nañu moo nga ca Kër Massar ni téeméeri école yu manqué juróom-ñeent ya fa nekk ñeent ci ñoom rek ñoo pareegum ngir mën a dalali élève ñu dali ci xët mu njëkk Soleil national fekk fa xibaar bu ñeel jàngalekat yi réew mi Mouhamadou Moustapha Diagne mi amee communication bu ministère de l'éducation nationale moo fa xam ne ñetti junniy jàngalekat yu manqué ñaar fukk ak juróom yu état bi recruté ngir ñu bañ a dund ren ñàkkum jàngalekat ci jàngalekat yooyee état bi recruté 1975 yi ci élémentaire bi la ñu jëm beneen junni bi des ci moyen secondaire bi lañ leen jëme lu jëm ba tey ci njàng mi waaye ci beneen fànn l'observateur moo ko bind mu di benn élève terminal bu dëkk ca Médina Kouraga ca Tambacounda bëgg ay fourniture yu mu jàngee ren moo tax mu dem sàcc téeméeri saakoy ngooñ ak ñaar fukk ak ñett jaay ko jënd ci ay fourniture waaye jëfam jooje l'observateur nee nañu wex na ko xàtt ndax yoon daan na ko juróom-benn weeri kaso police sub Sénégal Vox Populi nee nañu def nañu démb ab xayma mu di bilan ci seeni intervention ci mbëkk mi di immigration clandestine gi nee nañu jot nañoo dabu lu mat junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari doomi aadama yu jëloon gaal gi bëggoon a mbëkk wutali bitim réew ci diggante Soumbédioune Bargny Tëngéej Mbuur ak Ndar fal ñu leen jàppe ñiy yóbbuwaate di passeurs yi ci weer octobre gi ñu génn jàpp nañu ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaari téeméeri migrant ak juróom fukk ak juróom-benn Source A nee nañu ñoom la ñu rapatrié ci réew mi démb gaal gu ñu jëloon bëggoon a dem Espagne gaal ga moo suux ci waaxi Maroc yi ñu rungaat leen ñoom ñëpp def leen ci avion delloosiwaat leen ci réew mi jeune réew mi l'observateur xëy nañu xamal lu ñu xewal jamono ji ngir mën cee jàpp ba dumóoyu mbëkk mi di immigration clandestine gi ba génnee ko ci seeni xel ay course xaj ak i combat ginaar la ñuy organiser di ca def ay pari ngir mën ci amub xaalis yëf yaag nañu koy doxalee l'observateur mi ngi ñu koy leeralal li ci la Sénégal lu jara leeral la ubbil journal bi ca Médina Gounass ga ca Kolda la ñu xamal ne kilifa ya foofee mere nañu lool gendarmerie bu Gouloumbou ndax nee nañu dafa amoon ay taalibe yu demoon bayi ca tooli xalifa bi di Ceerno Amadou Ba bay ñibbi si am lante ak gendarme yi ñu jàpp leen fitnaan leen dem sax ba teg leen ñu jàkkaarloo ñu sant leen ñuy mbéjante ci seen biir. Mamadou Mohamed Ndiaye jërëjëf yéen it yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi jox na leen daje bu ngoon jotee ci yeneen jotaayu xibaar Ndiaye moom noppi na fas yéene rek faram-fàcce li ci biir xarala yi Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné di nuyu téléspectateurs yi wax ak internet yi wax nga ko pare nañu fi mu ne nii ngir yaatal li xew ci biir internet bi. ma ngoog kon ba beneen yoon.